Chérie, waouh, tu es ravissante, époustouflante, belle comme la lune, belle comme une rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil. Et je dis tout simplement que ma vie sans toi, c'est comme le tchéboudienne sans le sel. sa poème bi neex na de. Poème rek lay def. mais loolu suñu doom Myriam ñooñu ñoo tolloog yooyu fi mu toll nii li ma namm ci yow te bëgg ko que changer comportement jox ma sama gëdd jox ma sama cër xam may kan ndax jeeg faaj laa nam ma dara yaa ngi xëy. maa ngi xëy. finalement yow yaa ngi nii ah mais namoon naa la trop nag lii rek laa yàkkamti woon ñu toog waxtaan ah mais ci loo nekk nag. waa Binta qu'est-ce que tu as? Tu m'as l'air triste là lan la moo xew. Pourtant dara xewul ma chérie. Oui Binta je te connais assez bien. Dis-moi ce qui se passe lan la. Tu as des problèmes. Oui. wax ma lu xew lan la. ma chérie lii dafa xaw a délicat. góor ñu moom comme ay prédateurs ñun ñooy seeni proie. Tu connais monsieur Tall sama patron. sa patron bi we. moom de ay propositions yu indécentes la ma doon def ma chérie. comme ku yor benn putam mais je lui ai remis à sa place. ay proposition indécente rek. comme yu góor ñu def rek da ngay nekk ci benn place di liggéey xam nga say compétence sa fulla ak sa fayda teg la ci. teg la fa nga dem ba si biir di découvrir yu bëri wala ñu lay wax yoo xamante ni daal yow dangay perdre espoir daal comme on dit. Adama na nga def. maa ngi fi. maa ngi ci jàmm. ça va sant yàlla. Adama de tey xam naa ni mere nga ma sax waaye nag dama ñëwoon ñu waxtaan rek ndax réeroo amul bañ waxtaan am Adama keroog bi nga ñëwee kër ga nag ma fekk woon man la dama def malaise Adama ba toroxal la ñu ngi ñëw di la ci baalu àq xam nga du sama jikko man kenn yarewu ma noonu te xamee woo ma noonu maag yow duñu tey yow boo ma xoolee keroog rek doon nga xam ne y a quelque chose qui se passe mais nag bi loolu wéyee Adama dama ñëw bëgg ñu waxtaan ci man ak yow un secret très lourd à porter. Devine nee na mën na ma teg ci benn bërëb boo xamante ni. sama salaire dina gën a yokku. xam nga bon. mooy loolu daal dafa ma ay kii yu bëri mais donc man j'ai refusé. léegi en échange de quoi ay propositions indécentes am yooyu noonu mu bëgg. waaw li nga wax noonu yépp dëgg la waaye léegi yow danga ko remettre à sa place noonu rek bàyyi ko noonu kese. ah mais lan nga bëgg ma def tamit. mais porter ko plainte. porter plainte. bu baax. bàyyi noonu rek bàyyi noonu rek. yow nga bàyyi noonu waaye man dinaa la pousser à ce que nga porter ko plainte parce que kii harcèlement sexuel la bëgg lay def ni danga koy bàyyi noonu mu sedd parce que quoi il est puissant mën nga cee ñàkk sa liggéey mais Binta gis nga yàlla bunt bu mu tëj tijji beneen kii waroo koo bàyyi noonu parce que lu mu la def nii heureusement que yow danga am dignité am nga looy xalaat am nga looy bàyyi ci am nga looy bàyyi ci yow comprendre nga mais bu fekkoon keneen koo xam ne ku nooy bopp la da koy nangu te Binta lii c'est grave. diis na ma
metti na wax mais nag il faut que ma génn ko parce que dama am trop plein fi mu nekk nii mënuma lu dul génn ko ñu déversé wu benn yoon. secret lan la lu xew keroog kay jommi naa bi ma ñëwee sa kër pour une première nga dàq ma ni xaj jaaxal na ma. ah soxna si na nga def mais merci man ci suba ba tey damaa jaaxle goo xam ni ndékki sax mujj ma ko def ndax man bëgguma ku nit ku am métit daal te yow da ngaa ndroog sama maam diggéen bàyyi loolu tax ma bëgg la bi ma lay dugal fii nag ci kër gi sa yaram baa ngi tàng sa yaram bi di metti foo laal fu ma la laal rek ngay onk maa ngi naan waa merci lu ko dal man kay xalaat naa ni baa du Covid beeg yooyu sax yaa ngi féex bu baax ci Buuba Jóob sax laa jaar ni ko sa umpaañ bi dafa feebar. yow munoo maa dimbali ak ay waxu Buuba Jóob lu fi indi waxee Buuba Jóob. bu dee moo la fi yabal. ah yéen seen dañ kumpa gi lan la. yow ba may am jàmm da nga am sa taxaw ci kër gi seet si ma. yàgg naa seen dañ kumpa gi ngeen nekk fi mu nekk nii fekk xamoo lu ma nekk fi mu ne nii doo am jàmm waaye dama bëgg nga jóg abal ma sama kër. waa déet waay. abal ma sama kër. chéri nekkuma si jàmm tey daa mel ni nekkoo ci état. sama yaram a neexoon rek Adama ma lesbee ma jàpp rek sama tension bi daal di chuté loolu rek ma jàpp du leneen. xale bu góor bi maa ngi dégg muy waxi buuba rek nga daal di mel ni ku kii. te yow mënu leen maa may jàmm ci waxu Buuba Jóob ngir yàlla yéen lan la xam nga Adama lu ma bëgg damaa feebar ma bëgg nga dimbali ma ngir yàlla abal ma sama kër ma noppalu tuuti ngir yàlla dama sonn fi ne tey damaa talul ay wax tey taluma dara am jàmm tuuti noppalu rek laa bëgg. te danga may dàq. dàquma la sa Adama sama yaram moo neexul may leen ma noppalu tuuti may leen ma jàmm tuuti. kon baax na. waaye nag maa ngi la doon xaar ndax comme ni nga ko waxee loolu du woon sa habitude ci man mais secret lan la secret dañ koy diisoo. Adama li ma fekk man keroog Buuba Jóob moom ma boole woon ak ay nit ñu kidnappé ma Adama. lan kidnappé ma. loo jotee Buuba ba mu lay kidnappé lu. Adama Buuba Jóob bokkuñu ak moom dara. Mamadi Kébé man damaa bëgg a coomi am damaa waaru Buuba Jóob sa jarbaatu jëkkër nga ni ma tey ji bokku leen dara laq la mu lépp. nii rek lañu mel man su ma la waxee doo ma gëm gis nga fi may liggéeyee. am naa fa 3 mois de salaire yoo xamante ni si sama patron fayu ma ko gis nga jour bu ma demee di ko réclamer il m'a crié dessus laa wax yow. tout est tere ma daw tu vois. ñàkk kersa boole ceeg arrogance boo xam ne biñ ca damaa tiit te loo xamante ni si il me revient de droit sama salaire la liggéey moo ñu boole ma koy liggéeyal te xoolal je travaille à des heures supplémentaires yoo xamante ni si nii duma ko xoolal xaaju guddi parfois laa fay jógee Binta il ne se soucie même pas de moi du xool lu may yóbbu du xool lu may indi te Binta dëkk bi mi ngi naka xam nga rek jamono léegi dangay xam li nga bàyyi sa ginnaaw comprendre nga fi nga nekk joma la fay bàyyi xam nga loolu metti na yow ñu waxante ay heures courtes nga may travailler des heures supplémentaires ba pare doo soucier wu ci man xam nga loolu dafa am lu ñu bàyyi suñu ginnaaw loo xam ne c'est plus fort que nous am na ñu nekk suñu ginnaaw am na ñu yaakaar ci ñun mais Binta kii moom man de wax dëgg yàlla bu doon man la moom dama koy porter plainte du ma ko bàyyi mu jàll Binta. bàyyi noonu rek. du ma ko bàyyi mu jàll bàyyi noonu rek. Buuba ak sama liggéey gi nañu ci Adama ak Awa. Adama Buuba yaayam sama jànq la moom daf doon liggéey auzu billaahi mina sheytaani rajiim. benn fonctionnaire nag bu nekkoon ci dëkk bi nga xam ne ñëpp ko craindre ma tàbbi yeeg ñëpp kenn ñemewut ci woon ma ko violé woon ci la ci ëmb. comment ça.
nga garder secret bi depuis lors. nu may def mets-toi à ma place bu doon yow nooy def. est-ce que Bouba yëg na ko. justement loolu mooy problème bi Adama parce que dama doon wax ba rëcc le wax ko ko loolu nag moo indi lii tey. lan mooy comportement papaam par rapport ak doomam. Mon papaam certes il a reconnu la paternité mais après dafa daw dem yaa affecté ko feneen bëggul mu feeñ ñi fi nekk aussi kenn bëggu la wax man aussi ma garder boobu secret jël ko doomoo ko jaayante ceeg sama borom awma doom awma dara bu ma ko jëlee jaamu ci yàlla lii rek la ma dikkee woon tey nag lii la ma Bouba Diop fayee. mere naa la trop mere naa la ba ci kanamu yàlla. En voulant être trop bon on risque d'être trop con. Société bi lii moo tax doo avancer. Comment se fait-il que nga yar doomu jàmbur joo xamante ni xamoo fu mu situé xamoo ëllëg ndax du taseeg sëram doxaan ko teg ko xamoo ndax du dajeeg propre frère am door ko bal rey ko lii moo tax Sénégal doo avancer. man daal ba wati naa àdduna man ba wati naa àdduna. yaa dama nu may def mets-toi à ma place bu doon yow nooy def tey am na loo xam ne mënoo ko génne Adama di ko wax xam yoo xam ne neexu la wax Adama. Monsieur Tall. Bon, excuse. Non, je sais que ni du monsieur Tall quoi, monsieur Diop la mais xam naa ne yéen ñaar a bokk baay quoi. Mais léegi xamu noo def dama la soxla yow ak monsieur Tall. Est-ce que xam nga restaurant La Place? Vous le connaissez? Restaurant La Place. Dans 30 minutes maa ngi fa nii affaire de clé bi la. Clé bi la ñuy wax moo leen concerné non? Ok. waa chérie ni nga def sànq maa ngi dugg ci débat bi romb ci waañ bi dafay xeeñ neex na de te nii nga fas yéenee taaja añ tey moom xam naa ni añu at laay añ ndax damaa tumuraanke jigéen ñi lay taajee añ waaye sol seen robe bu yàpp sa jëkkër yooyu rek def nu la neex loolu rafetul nii nga def kontaan naa ci sañ seen rafet na tey baas bi toog na te nag xoolal tey baas ku ko mënta njatt bul ko sol tey baas boo ko mënta njatt rek bul ko sol tey moom dinaa añ ba añ fa dara nekkul. kon averti ma daal. waaw. ah man sama yëpp rek pour ngay bëgg la. yow xam naa ni mooy sa profession bu bees. xam ndox du bàyyi yoonam. noonu laa ko bëggee de chéri waaw defal lu gaaw. léegi mu ñëw. waaw baax na. 2 minutes. waaw kay. xaaral sax ñu laa def. ak malakaan na moo ne taajal. teg téléphone bi. te gis kaa taaj. man nag da nga xam li ma bëgg. loolu laa ko yàkkamtee woon taajal la ko la woon fa woon. may ma tuuti. xaaral ma ñëw toog sa wet. añ ba. xaaral ma ñëw toog. li gëj naa am. maa ngi dundaat. oui ma maa ngi dundaat. lekk du suur mu rees ak jàmm. fàtte naa sama médicament ay yi. ma xaaral jël ko. non toogal yow xoolal. coono gi nga daj tey yow toogal rek noppalu xaaral ma ñëw dégg nga. yow ni nga jógee. xaaral ma ñëw. yow sonn ci yow moo ma fi badi. xaaral ma rek. man jonge.com laa jàngee. mais doo ma gën a gore damay toog xaaral ba nga ñëw du ma commencé dara. Ah, en fait, tu es là. Depuis sànq maa ngi lay xaar. Qu'est-ce qu'il y a? Calme, il faut que tu te calmes. Xam nga daje nañu Bambey. Nga ñëw sama bureau mais explique-le. Man, je n'ai pas choisi d'être ton frère, ni toi. Mais de toute façon, pour le moment, il faut qu'on gère une urgence. Une urgence. Quelle urgence? Mais la clé bi nga defaroon compte man clé boobu am na ko yor am na ko sàcc ci yow Bouddha moo ko sàcc ci yow ok voilà et là il me fait chanter il nous fait chanter donc léegi moom moo woo léegi ne ma il a besoin de nous moo tax ma woo la
c'est pas loin fii rek la ñu dem. Non, attendez, monsieur Diop, ça c'est hors de question. boo gisul garab yi ma ñëw seetle la ko boog ceeb bi mu ngi sedd te man duma dank benn dank sans yow benn tibb si yow benn tibb si man ñu koy enjoy comme nañ ko daan defee tey dama kontaan sama xol moo féex benn buubi. Alima waaye yow li nga ma waxoon yow. yow depuis ci suba ba tey maa ngi lay xaar mënuma ba gis la maa ngi lay woo mënuma laa jot yow li nga ma waxoon dama ko doon indi xaas bi moom laay xaar dama ko pour daa fu may dem. yow laay xaar laa la wax. Bouddha duma toog ak moom ci resto ba may invité mënut a sàcc sama clé ba pare di ma convoqué ce gosse si je le vois je l'amène directement à la police. Je te comprends mon frère, je te comprends. Il n'ose même pas. Non, je te comprends. Mais tu dois comprendre que nous sommes en position de faiblesse. Imaginez un peu, Tal, ce que les guinéens dans la presse. Toute notre famille est salie. Donc, si nous avons les faire, nous devons négocier avec moi pour nangu clé bi ci moom. D'accord. Léegi man ce que je vous propose comme de la convoquer léegi man je vous laisse gérer mais man mënuma dem ci réseau. Non, il faut ñu ànd. Il a dit que ñun ñaar la soxla parce que keroog ñëw na sama bureau fekk ñu fa ñun ñaar donc il a compris donc nañ dem rek comme nee na ñun la soxla nañ dem rek buñ demee ñu waxtaan ak moom. Je t'en prie dégg nga calme-toi je sais que ni derrière tout à l'heure dit tout ça moom mais il faut que tu te calmes ñu dem négocier cette affaire là dégg nga fii rek la sori yow yaay wax ak moom. waaw d'accord ba léegi mën nga noppi yow man dinaa waxtaan ak moom dégg nga l'essentiel mooy qu'on y va ensemble. c'est là surtout près nañ dem. chérie jël naa de ba naan ci 2 comprimés foofu man sax fi mu ne nii damaa war a bàyyi comprimé ndax yow yaa may fay danga may seetal nii rek encore man damaa talul ay mercato de dimanche allo. Alima. oui ma dama ni tey damaa talul ay mercato de dimanche ay footballu vétéran yooyu moom taluma ko. waaye ci lan lay wax sama jabar. yow man la Bijou kan ngay waxal nii. fu nekk nii bëgg a dund ak moom mu ma toggal añ bu neex ceeb boo xamante ni bii moom damaa tumuraanke woon. man li nga wax yooyu yëpp waxuma ko xaalis bi laa la laaj. kuy ma wut leen beneen latéral ngeen jéem ko ba xam naa beneen yoon. waaw baax na maa ngi lay xaar di nga ma fekk si nii rek ngeen di def mën na fan bay bëgg a def seen guddi bu neexee lu ne ngeen diggee ko. taluma leen yii fi nekk nii taluma leen xam nga sax nu may def xaaral xam nga nu may def fay téléphone bi ba ñu añ ba noppi parce que damaa sonn fi ñu añ. Tiens. Bonjour. Excusez-moi. C'est monsieur Tal. Monsieur Diop, hein. Excusez-nous. Ça va, vous allez bien? Bon, lu ngeen di naan ma fay leen. Va droit au but. Dañ wax li ñu fi indi. Bon, monsieur Diop, chaque chose à son temps. Du calme, monsieur Diop, chaque chose à son temps. C'est à propos des clés. Vous connaissez la clé, non?
waaw clé bi nag demeewul nenn lu dul mi ngi ci man parce que monsieur Diop mi moom moo santoon mission bi ki ñuy wax Omar ñëw santaat ma mission bi ma santee mission bi ma ñëw ci la sàcc clé bi ci yow léegi nag clé baa ngi noonu monsieur Diop vous croyez-vous ñun dañu nekk ay doomu aadama nekk ci société bi monsieur Diop affaire de site yii nii tey bu tourner autour du pot da ngeen a foog ni site d'internet bi dafa am lu ko tax a jóg. jeune homme qu'est-ce que tu proposes parce que jarul muy bari lan nga ñuy proposer lan la qu'est-ce que tu veux. monsieur Diop 10 millions. xanaa da ngaa dof. bul tuur sama kii bi yow tamit xoolal soyez sérieux faut ngeen civilisé quand même bu daa ngeen di waxal de pour l'instant man maa yor volant bi te man maay conduire te su ma këppee oto bi mën ngeen a gaañ. sama rak tu joues avec le feu. Attention, hein. Je joue avec l'enfer. En tout cas, dans 48 heures, gis nga bu 10 millions yi tegawul sama loxo joxe naa ay instruction ba fay même bu ma deewoon tey kele bi moom dina dem ci média bi moom bu yeboo ngeen xam loolu. Bon, dama leen aviser benn affaire. Je ne vole pas ceux qui n'ont pas les moyens, mais je ne frappe pas ceux qui ne les méritent pas. Restez tranquille. Bon, ngeen mën a ngeen bokk boisson bi ah comme nangu woo leen ma paye de.